monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre parole à cette journée de mobilisation sociale organisée par le GIE Sopnabi, And Dimbalante et Thiaroye Azur en collaboration avec le COFLEX. ñi gàttal ko def ko ci kàllaamay ko ñi ngi fii tey fi nga xamante ne mooy Thiaroye Azur pour def li nga xamante ne moom mooy benn journée de mobilisation sociale ñi ànd ci nag ak GIE bi nga xamante ne mooy GIE ànd jàppalante ànd dimbalante bu Thiaroye Azur ak collectif bi nga xamante ne mooy COFLEX kii xeex ci lépp lii nga xamante ne mooy wàllu immigration clandestine. tey nag ñi dajale fi autorités yu bari benn ci suñu maire bi mi nga xamante ne moom mooy maire Thiaroye-sur-Mer ñu liiral leen programme bi. préfet toog rek ndimbal mu am solo ñu gën a dëgëral gën ñoo fitnaal ba bu ñu amee ay partenaires ñu gën ñoo respecté xam ne lu ñuy def yëpp ñu def sous couvert de l'État te loolu moo am solo ku ne mën ngaa liggéey sa liggéey waaye bu ci état jàppul bu ci état xoolee ëllëg da ngay soxla état te bu boobaa du mën dellu en arrière moo tax sama mbokku jigéen ñi ñun ñëpp lépp lu ñuy def nañ ko taxaw ci autorité kilifteef dafa baax ci lépp lu ñuy tax moo tax sous-préfet heure bi dafa war a wàcc mais bàyyi léppam ñëw jëmmal suñu bis bi loolu dafa am solo ci jotaay bi. et muy nuyu ñi fi nekk ñëpp nag membre groupement bi gis seen pas-pas gis seen takku gis seen kees yi ngeen di liggéeyee loolu jaar na ci ñoo après loolu moo tax ñu ne dañu am confiance. pour ànd ak groupement bu mel ni liggéey damay fàttali leen ko wax tam fii ci arrondissement Thiaroye juróomi commune ñoo fi nekk commune yooyu bul leen boole groupement famille yëpp maa ngi seen présidente loolu itam beneen ndam bu ma am te yéen ma ko jox tax ma mën a taxaw moo tax lu ma am dama koy bokk ak yéen ndax fal yomb na yombut bu ñëpp àndee na yow dafa am lu tax moo tax lu ma am naa jox samay mbokk de waaye ñi nga xam ne ñoom laa àndal naa leen jox cër loolu moo tax encore une fois de plus may gërëmaat groupement bi ndax jaara mënoon na wax waaw ngeen di nakal waaye ñëpp ci ànd kat ba ñu waxee dañuy def journée 8 mars fii ci Thiaroye Azur may nuyu autorité fi toog yëpp groupe ñi ki jiite réseau des femmes encore de Thiaroye Azur mi ngi di toog moo fi jiit teel na ñëw toog ànd ak ñun ci liggéey bi Awa Konté teel na ñëw ànd ak ñun ak Khady Diop bu Safco 2 ñoom ñëw nañu teel na gisuma koon Safco 1 ak Safco 2 ñëw nañu ñoom tam teel a ñëw ndax màggal bés bi mais aussi may gërëm di nuyu Adji Oulimata Touré bi nga xamante ne est conseiller municipal à la commune de Thiaroye-sur-Mer yor fa tout ce qui est social ànd ak délégation ñëw jëmmal bés bi ndax xam na ne lii rek moo ñu ñor jot sax amul ndax dem ba te ñu ngi ci ay programme waaye toogul bàyyiwul ndax ñun bu ñu faloo jigéen ñi moo ñëpp a tax waaye jigéen ñi rawati ngoon Adji dama lay ñaan pal gu bees gii ndomb tànk ki topp yàlla na la jëkk nga fekk rëpturo ba am yéen yu ëpp ndoom batank yi ba yéen jigéen ñi fi nekk am lu mel li nga am loolu la ñuy ñaan ci suñu bés yu mel nii et bëgguma xabaabal ndax mi ngi guddi dama jox kàddu gi suñu conférencier mu tudd docteur Gora Niang nekk suñu mbokkum lébu dëkk Malika gi du ma leen ko présenté moom mën a présenté boppam foofu rek laa yem buñ ko dégloo ak xel dégloo ko ak teey man gëm na ne ku jóge fii boo ñibbee sa kër sa comportement dina changé ndaxte mu 8 mars bu ren bi lan la suñu alam bi dafa yàqu ku ne gis nga ngelaw yi ni muy mel ku ne gis ngeen géej gi amatul jën salte bi ci géej gi salte bi ci suñu ay kër salte bi ci àll bi alam bi yëpp yàqu dund gi naqari même Covid bi ñuy wax sax dëkk bu naqari ak pollution bu bari mën naa ne ci li ko ci indi du ma chercheuse damay natt rek ci li ko indi loolu ci la bokk taw yi da ngay toog nawet da ngay toog noor defal sa produit weer ba mu war a wow taw ñëw te noor mësta am taw bu jëkkoon taw dina nekk ñetti weer ba ñeenti weer léegi taw ñaari taw ngay am Ndakaaru mu jeex lan moo ko waral moom dina ko wax moo am réponse bi dinañ ko wax ngoonte loolu yëpp bu amee ñun jigéen ñi lan moo ci suñu taxawaay pour mën a ut ay programme d'atténuation maanaam mu wàññeeku mais aussi d'adaptation mu méngoo ak loolu fi ne Gora je vous prends pas li nga war a wax mais yaa ma jàngal tuuti yàq Bira moo tax damay tare rek li nga ma jàngal man damay jéem a tare li ma jàngal rek te programme yooyu dañ ci xaar jigéen ñi ndax jigéen ñi kat ñoo gën a vulnérable ci effet changement climatique yi jigéen ñi la gën a laal ndax ñooy yaay ñooy ndey mais aussi ñu la yàlla dogal ñu uti ay réponses adéquates par rapport à l'atténuation à l'adaptation face aux effets des changements climatiques. Ngon mbokk yi
pour bañ a guddal maa ngi jox kàddu gi docteur Gora Niang mu commencé suñu thématique bi ñu déglu ko ak xel wasalaam merci beaucoup. nekk foofu ñoom ñoo nu fa woowoon maire baa nga fa woon conseillers municipaux yi ak jigéen ñëpp ñuy waxtaane lu mel nii taxawaayu jigéen ci environnement taxawaayu jigéen ci changement climatique taxawaayu jigéen ci économie bi taxawaayu jigéen ci li nga xam ne moom la son excellence monsieur le président de la république Macky Sall bëgg mooy émergence au Sénégal. mooy nuyu nag suñ kilifa di monsieur le représentant du sous-préfet du département de l'arrondissement de Thiaroye mu représenté fi le président de la république Macky Sall représente fi le gouvernement représente fi le gouverneur de la région de Dakar le préfet du département de Pikine représente fi tous les départements ministériels. Donc man bu may ñëw fii en tant que fonctionnaire de l'État en tant que directeur national parce que man maay le directeur du centre d'éducation et de formation environnementale fële ca ministère bu naan ministère de l'environnement et du développement durable ka ko jiite di monsieur le maire le ministre Abdou Karim Sall di le maire de Mbao nga xam ne boo tourné fii rek defe naa ne moom ngeen di gis donc di ko ndokkeel moom ci pel gi di ko ndokkeel aussi ci taxawaay bi mu am ca Mbao ak Caaroy géej ku nekk xam na leen bokke di ko ñaanal yàlla oyofal yen boobu mu ko yen ba lii mu ko dénk ci réew mi mu daal di koy doxal ànd koog les représentants de l'État ànd koog ñëpp daal ba nga xam ni liñ soxla ci réew mi fii yëkki ataati at bu ñu demee dinañ ko bàyyil suñuy doom suñuy seetaati seet ba nu fekkee njariñ jërë ngeen jëf. man day yaay bàyyi moom mënoon naa koo bàyyi conférence bi rek mu daal di ko jël parce que lii mu fi wax ak anam yi mu ko waxee leer na nañ lu nit mën a dégg la te toujours bi may ñëw ci mbootaay yu mel nii moom yàgg na lu def ay formation dinaa ci egsi sànq ci ville de Pikine nga xam ni pendant 2 ans seen projet boobu man la yàlla defoon formation yu ci bëri man maa ko yoroon bu may ñëw daal ci formation bi léeg-léeg ma dégg ni ñu naan jànguma mën leen déet bàyyi leen li ngeen di wax ñëpp a jàng ne jànguma école français jànguma français waaye lii may wax bu dee ñun ñëpp dégg noonu olof de kon dinañ ko dégg comprendre te loolu doo ko ci am solo dans la vie communication mooy ki ngay waxal na nga dégg li muy wax rek bu ñëpp déggee olof waxal olof ni ñoom bu ñu déggee bambara boo ko déggee waxal bambara rek bu dee tukkuleer waxal l'essentiel que yow li nga bëgg sa objectif mooy na message bi jàll ba bu ñu ci jógee ñu daal di koy jëfe man maa ngi tudd docteur Gora Niang dëkk fële ca Malick donc fi laa juddoo yaroo fa màgge fa la ma fay fekk ma fa ba yàlla def nag fa laa dëkk li may wax xale yi banlieue yi démb la ñu wax man leen suñ xale yi banlieue dañ leen a war a kañ gëm loo leen seen bopp lépp a ngi fi bu kenn am complexe kenn fa laa jànge école Seydi Anta Gadiaga jànge Golf Sud jaar lycée Limamoulaye jaar Dakar gi génnuma fenn jàng benn réew xanaa ba may defi ay stage nga xam ni foofu laa demoon ci dëkk yooyu waaye fii lañ jàng réew mi lépp a ngi fi ku gëm sa bopp boo góorgóorloo di nga fi am daal dëkk ci ban nga xam ne suñu ay kilifa ñoo ñu fi yebal ñu amoon tey réunion collecteur journal yi léegi lañu pare ñu mën a enchaîner moo ñëw fii donc wane ni kilifa yi ñu dénk département de Pikine dénk leen la région de Dakar rawatina l'arrondissement de Thiaroye activités yi ñor na leen donc ñu yëkkati ay kaddu yi nga xam ni kaddu ndokkeel la bu ñu nee ndokkeel nag dafa am jëf yooyu ji ay jigéen ñoo ko jëfoon xëy na naam sori woon na lool ci histoire sori woon na lool ci géographiquement parlant mais rawatina suñu jigéenu Sénégal ku ne xam nañ ni boobu ba léegi bi ñu juddoo léegi bi ñuy dégg rek ay jigéen ñu am fulla am fayda xam seen bopp te mën a liggéey lañu
li ñu gis fii ñu exposé ko rek wane na ko donc bu ñu ñëwee ba tolloog journée du 8 mars donc day rafet ñu ndokkeel leen ñaanal leen rafetlu lépp lu ngeen di jot a def di am ay kàddu yi nga xam ni dañ koy wax parce que dañu gis fii ñu def ni c'était benn GIE Soppana bi ñu gis fii ay activités yi ngeen di mën yi nga xam ni da ngeen di contribuer largement dans l'économie du pays parce que lu ci bëri c'est des transformations de produits te fi ñu demoon ay réunion je crois ci marché international d'intérêt international wax nañ ko lu ëpp lu mel ne lii ngeen di liggéey donc dañ leen di soññ ngeen jëm approprier le dispositif de l'état d'accompagnement parce que état du Sénégal doomam yëpp daf leen di sàmm maanaam sàmm ay nit weesuwul nga mettre des fonds à leur disposition jël ay textes législatifs réglementaires permettre jigéen ñi ñu mën exister parce que au-delà tëgg tama bi fête bi fête bi li su am solo xam nañu koom-koomu réew jigéen ñoo ko yor saa moom ñu si bëri dañ koy wax te am nañ ci ay firnde yu wóor donc di leen ñaan ngeen approprié wu jóge les services de l'État parce que ñun aussi dëkkuñu fi dañ ñu fi affecté ay fonctionnaires lañu bu nit ñi bu ñu ñëw ci service yi ñu leen di orienté liñ ñu jox ñu war fa liggéeyee day naxasaay bu ñu paree bu ñu laajee résultat duñ ko mën capitaliser alors que y a de la matière y a de la connaissance savoir-faire bi am na fi donc dañ leen di ñaan ngeen xam ne service état yi yéen ne tax ñu créé ko ngeen gën mën leen jégi ñu mel ne ñoom docteur Niang ak doyen ñu mën leen accompagner ànd ak ñu mel ne ñoom présidente bu su defee ñun suñuy bunt tijji nañ ko lépp lu si war daañ ci taxaw di leen ñaanal yàlla suñu borom def barke si li ngeen di liggéey di souhaiter un bon panel pour les deux panélistes. Je vous remercie. Merci. Que aussi président de l'amicale des résidents et attributaires de SAFCO 1 donc loolu moo taxoon ñu teew fii sargal suñu jigéen ñi leen xamal ni tey démb la sax la woon journée de la femme mais occupation yi ñu amoon moo taxoon ñu ni dañu koy def tey di sant bu baax le maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer di ko féliciter ci victoire am bi mu am di sant bu baax monsieur le sous-préfet di sant ñëpp en fait dañu ñëwoon rek pour sargal et répondre à l'invitation de nos charmantes femmes moo taxoon ñu ñëw teew fii ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm wasalaam. lal say tapis rouge sañse seen sañse yu rafet yii amit programme nag li ko waral mooy ku xool table ji di nga xam ne jigéen ñuy dajaloo di wax dong mënuñoo def lii kon fa tabarakallahu ñu ñëw fi nag ànd ak monsieur le maire ñu koy wax El Mamadou Ndiaye avocat à la cour mu nekk maire Thiaroye-sur-Mer waaye fekk si nag ay bokki boppam ànd ak boppam kii mu dendeel madame Diop la madame Diop xam ngeen ko ci Thiaroye Azur mu nekkoon directrice bu Ahmed Sow waaye boole ca nag nekk adjointe au maire ci commune bu Thiaroye-sur-Mer waaye ànd ak Alpha Gueye Alpha nekk adjoint au maire ci commune bu Thiaroye-sur-Mer ànd ak Mbaye Sarr Bey ak Sellu ñu nekk ay conseil municipal ci commune bi fekk fi suñu jigéen yu baax Ajaratu Walimata Touré
mu nekk conseiller ànd ak jigéen ñu baax ñii ci sama ginnaaw ñoom ñëpp ñu bokk ci délégation monsieur le maire waaye nag fekk si nañ la grande dame muy ajaratu yaay baayam Diouf ajaratu yaay baayam Diouf madame la maire ajaratu yaay baayam Diouf jigéen ju ñu ràññee ci département bi waaye ci région bi waaye ci réew mi di Sénégal ci wàllu développement ba bitim réew la ma ko waxoon rek laay waxaat ci kanamu mbooloo mi daal di daaneel ndax aw xew kenn du ca dem ñu invité la ngay wax ba nu jéppi la dama ne ko jinax laa doon waxal ma ne ko yow mi dëkke suuf boo demee neel Alaaji Babacar Mandaw Diouf na tëdd te nelaw ci bàmmeelam la mu yéene woon Cap-Vert yéene woon ko Caaroy yéene woon ko ay bokkam lépp doomam ju baax ji ajaratu yaay baayam Diouf defal na ko kon nag yéen waa GIE nu ko borom français bi ki doon wax tubaab nu mu ko waxee ti sax man duma làkk tubaab wax ma ko olof waa GIE sopp na bi Caaroy Azur jigéen ju baax ngi ci seen biir nag la grande dame mu ngi ci seen biir jigéen ju généreux jigéen joo xamante ne nii liggéeyal goo xam rek mooy li ko ñor muy maam jaara tàccul leen ma ko ma daaneel foofu bu ca kanamee mu ne gaynde njaay mbara waaj maam jaara li tax ma tudd ko mooy dafa boot GIE bu mag bootu ànd ak jigéen ju mag muy ajaratu yaay baayam waaye ñoom ñëpp ñu ànd nag bootu ci ginnaaw monsieur le maire mii toog di El Mamadou Ndiaye aji yaay maa ngi daaneel kàddu gi su ma waree waxaat nag na ngeen ma may ma waxaat de da ngeen def li est-ce que nuyoo ngeen non soo leen ñëwee il faut commencer par saluer les gens li may lan li li may façon nuyoo la non vous allez saluer correctement taxaw leen ngeen nuyu nit ñi correctement lan la ñuy wax attendez waaye yéen tamit suñu leen nuyoo doo leen fay ah mais da ngeen leen bett aussi kaay leen ngeen nuyuwaat leen te gis ngeen suñuy dem man manuma leen téye de léegi lu ñuy wax voilà est-ce que présenté wu ngeen ñii xamuñu leen xam ngeen leen yéen kenn xamu leen génnoo leen télé présentez-vous yéenay ñan Kocc Barma fan ngeen dëkk Tëngéej lan ngeen di def théâtre bonne façon théâtre intelligent lan ngeen si jublu information maanaam faire passer une information utile par le biais du théâtre ne nit ñi toog déglu leen mbir xew na ak lan sensibilisation amener les gens à prendre conscience d'une situation ne nit yi mbir mi xew nii la demee ñu natt seen bopp natt mbir mi xam lan mooy si seen wareef ak lan formation valoriser ou dénoncer des comportements ne nit ñi lii baax na dee leen ko def lii bon na ak lan ngandami ponkal mi nday jimbili ji noonu lañ ko tuddee mobilisation amener les gens à décider d'agir ne nit ñi jóg leen takku taxaw fas yéene xeex dañoo ñëw fii tey ñu daje waxtaan
avec ce qui ne va pas, ce qui a été fait, si cela a été bien fait, et ce qui reste à faire dans l'avenir. Dans l'avenir, L'avenir des femmes. Eh, les femmes n'ont aucun problème. Elles ont tous les problèmes. Les femmes. Mais vous avez le ministère de la femme, vous avez la journée mondiale de la femme, vous avez la quinzaine de la femme. Ah bon? Ban liggéey? Fais seen place. Di waxal seen bopp. Di jëfal seen bopp. Di liggéeyal seen bopp. Ba kenn du xool kenn si yéen di ko yërëm. Ah, jigéen ñëpp ku nekk am si loo jàpp. Ah, kon yéen vous faites de la transformation. Ah bon? Ah, kon yéen da ngeen bëgg ku leen teg loxo. Ne vous inquiétez pas. Comme yéen vous êtes des actrices de développement, danañ leen jàppale ni mu waree. Ngeen di liggéey def seen transformation ni mu waree. Ngeen mën a am emballage yu baax parce que aussi il faut de bons emballages. Ndax emballage yi dafa war a protéger produit bi et puis contre les effets extérieurs, contre la chaleur, contre le froid. Ndax emballage bi mooy tax produit bi neex a jaay. Donc loolu ni ñu si jàppale, c'est votre fête, c'est la journée mondiale de la femme. Donc bonne fête. Changement climatique. Ban changement climatique? Yéen. Mais l'action de l'homme est au cœur du changement climatique, du réchauffement climatique. Mais bien sûr, mais c'est loxo mu ngi si biir. Changement climatique dafay mbir moo xam ni yéen jigéen ñi seen loxo si biir góor ñi seen loxo si biir. Gis nga la combustion du gaz, du charbon, du pétrole, ça entraîne l'augmentation de la température. Et ces gaz-là, CO2 issus des fumées des voitures, mais ça capte l'énergie solaire. Et cette énergie se transforme en chaleur. Et cette chaleur réchauffe l'atmosphère. Et l'atmosphère réchauffe l'océan. La fonte des glaces, ndox moomu yëpp dafay màbb uti tefes gi. Loolu mooy waral inondation yi ak d'autres effets. Et je vous dis, et ça menace la production agricole et la sécurité des ressources en eau. Gis nga garab yi ngeen di dagg ci àll di def ay matt, des feux de bois. Loolu yëpp c'est des effets néfastes pour notre environnement. Donc il faut ngeen comprendre tout ça pour que ñun ñëpp ñu mën a xeex contre les changements climatiques. Tant que loolu mënul am, il y aura jamais un développement durable. Du ñu mën a am un développement durable. Vous voyez, donc yéen ñëpp a war a bokk xeex bi muy jigéen ñi góor ñi ñëpp. Ndax jigéen ñi bés bu jot ñu ngi def ay jéego ngir dugal seen loxo ci changement climatique. Bon. Ah, donc vous voulez parler du leadership des femmes en faveur de l'atténuation et de l'adaptation face aux effets des changements climatiques. Ça c'est très bien. Hein? Loolu nag naka jigéen ñëpp xam ngeen sensibiliser seen mbokku jigéen ñi wax ak jàmbaar yi ñi toogee fu na jàmbaar yi. Et ça c'est très bien. Donc bu leen xeeb xeex boobu ku nekk na xeeb à sa place ngeen wax que ñëpp. waxal ma dégg ku si jot jotali sa morom wax ji law tasaaroo tas si dëkk bi ñëpp jot si xam ka nag mbir la waaye def ko beneen mbir la wax ak jëf dañoo soree danañ ko dëkkal seeni nopp ba soo leen ko deful seen conscience du tranquille. Merci beaucoup. te ñu yemaale ñëpp. Ah, c'est xeex bi ñëpp yem maanaam l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable na seen xel dal amul benn problème.
ñii fi nekk ñëpp ku nekk mën naa jaar sa tur ak sa sant donc kontaan ci ñëw fii ma bokk ñuy sargal jigéen ñi may sargalaale sama bopp ndax ci yéen laa bokk donc wax yombul te micro bi ñu ma jox sax bett na ma donc maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp di sargal ñëpp di ñaan yàlla ñu continuer fête bi mu neex ñun li ñu fi dégg nag nañ ko jëfee ndax am na solo lool développement changement climatique bi thème bi fi waa ji développé j'espère que am nañ dégg te dinañ am topp ndax macha allah am na solo te jàngee nañ fi lu bari di jaajëfal ñëpp di leen jéggalu merci. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi képp ku fi toog rek nuyu naa la sa tur sa sant. di nuyu képp kuy nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñu invité d'honneur yi nekk ci table bi di ci jiital monsieur le maire di ko nuyu di ko sargal di ko féliciter ci pal gu bees gi di ko ñaanal yàlla jàmm yàlla na ko jikk ak sa équipe bi nga àndal di nuyu soxna Bintu Touré bu baax suñu sœur de cœur di ko sargal di ko féliciter moom it ci ànd bi mu ànd ak monsieur le maire ci liggéey bi mu nar a sumb ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu oyofal ko ba yéen bi oyof tooy di nuyu monsieur le préfet ou bien le sous-préfet kum ci mënti doon rek ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ziar ki fi jógee léegi di ziar yaay baayam Diouf di ziar Adja Diarra Diouf suñu sœur de cœur ak équipe bi mu àndal yëpp di nuyu soxna Jatu Ja bu baax ma sœur ma petite sœur de cœur di nuyu rek képp ku nekk am bokk ci délégation fii rek ñëw fii ak waa Thiaroye Azur di nuyu sama bopp parce que ci laa bokk di nuyu sama nijaayu xol koo xam ne sama nijaay la ba ma jàppee ba tey bàyyiwu ma muy tonton Demba Faye di nijaay sama yumpaañ Ndey Faal di nuyu suñu présidente amicale Khady Diop Ndiaye mi ngi fi toog ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko sargal di nuyu daal Safko taw ba caat ak environnement ñëpp ñi fi toow ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu soxna Awa Konté ma gis ci kaw ñu ngi koy nuyu di ko ziar Seyda Aïssatou Mbaye mi nga xam ne moo fi teewal jàppoo Azur ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu tante bi daal képp ku fi teew soxna Khady Ndoye ñu ngi leen di nuyu di leen fay di ragal di wax rek ne wax ji du bëri mais lii dafa neex dafa di jigéen ñi sentir seen bopp ci 8 mars dafa neex mun naa ne c'est une première parce que Thiaroye Azur man bi ma fi dëkkee Demba Faye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax sama jëkkër di nuyu la présidente de Safco 2 Adja Awa Konté maa ngi lay nuyu Adja Ndeye Gane Rasoul maa ngi lay nuyu di nuyu sama sage-femme bu baax bii Adja Assou Gaye maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu nag waa amicale Safco 1 et environnement ñu fi toog ñëpp di nuyu femme avec yëpp Diarra Diouf kontaan naa bu baax si yow pour une première fois ñun Safco ñu dëkk fi depuis 25 ans man maa ngi dëkk fii si cité bi lii yow yaa ko fi mës a def yaa ko fi indi ñu ngi siy kontaan nag bu baax di ñaan yàlla mu avancé bu baax a baax a baax ñun suñu cité bi moo ñu ñor lépp lu koy développé lépp lu koy avancé rek ñun ñu ngi sa ginnaaw ku koy def rek ñu ngi sa ginnaaw maa ngi nuyu sama mag Khady Ndoye mi nga xam ne moo ma jàppale bu baax a baax a baax mooy suñu conseillère fii si cité bi maa ngi lay sargal di la nuyu bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf maa la gën a kontaan monsieur le maire ñun nag lii lañ bëgg daal si suñu cité bi yow yaa ngi fi dëkk xam nga lii fi nekk si cité bi bu baax a baax yenn yi dinañ la ko wax yenn yi duñ la ko wax ndax xam nga ñun suñu cité ñu ñor suñu ñaari tali yi daal mi ngi fi ñun daal bëgg nañ suñu ñaari tali yi ku ñu ko tàllalal waaw. noo ngi jéggalu nag ndax am na lu nu dab muy waxtu wi waaye xam naa si njéggalu suñu borom ak yërmandeem dina ko jéggal ndax timis bi ron na te noo ngi ci yii rek mais sant yàlla alhamdulilah rabbi alamin maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant Awa Konté présidente femme Safco 2 waaye nag yàlla def na ba ma defaat sama assemblée générale 25 ans dirigé naa sama femme Safco 2 ma xamal leen ni à partir de dimanche bële passé duma dootu nekkatuma présidente femme Safco 2 yàlla nag mooy dogal yàlla mooy dindi man maa ko nekkoon ci kàttanu yàlla ak yonent bi nit boo jéemee dem ba tële wala am loo yëg wala mënatoo da ngay dellu gannaaw du xeex du xuloo du wax ju sew du dara ndax kenn xamee ma ko fii booloo ànd kaf foo ree la nu xam yàlla def na sama adjointe muy Fandour dafa am gàllankoor ngeen baal ma ci kàddu gi damay leeral pour lépp lu fi mënti taxaw Fandour mooy taxawaat
du man mais maa ngi ci biir ami municipal boo xam ne bu suñu doom yi juddootee wala ñuy dem ba Thiaroye-sur-Mer di leen déclaré leen fii ci Thiaroye-Azur. monsieur le maire bëgg nañu sunu éclairage yi gën a leer bëgg nañ nga jàppale ñu si sunu doom yi bëgg nañ nga jàppale ñu aussi si financement loolu dama koy wax au nom de toutes les femmes de Thiaroye-Azur képp ku fi yor groupement yéene naa la ko yàlla nañ ko sunu borom defal. ma ñëw tuuti sama cursus parce que nit naan nit du xarab man ANOFAN moo ma formé Ndey Sukkay na Guèye moo ma formé ndax wax sa baaxu morom du yàq sam baax dara ma nekk fi mu jàngal ma lu bëri si développement ba tey li ma xam ko ma jóge fi ànd ak madame Khady Mbaye madame Nayel mu jàppale ma bu baax nag moom tamit wóolu ma maa Khady Diop Ndiaye mii ay millions moo ko njëkk teg suñu loxo ñu dem di ko verser ji ci banque yi responsabiliser ñu si biir groupement am kon moom nekk fi waaye maa ngi koy wax ngërëmam bokk ci CSP mu nekk mouvement bu mag boo xamante ni national et international la muy citoyen pour un Sénégal prospère ma nekk fi présidente des femmes kon man je travaille dans l'ombre nekkuma ngistal lu may def dama koy def ndax dama ne ñoddi la rek bu daggul dina dikk bés bii xamoon naa ne incha allah yàlla dina ko def voilà te sunu borom def na ko voilà ma gërëm nag ñëpp fii am na commencement mais amul fin di gërëm surtout nag
sama waa groupement sopp na bi tàccu leen seen bopp ñu jàppale ma lool ñu jiboo ànd lu ma wax noonu la problème musu fa am wax musu fa am dañ maa jiital topp sama ginnaaw te rëkkuñu ma lu ma def rek neex na leen ñuy ànd nag di liggéey bu am solo parce que dañuy liggéey ci ay financement di financer suñu bopp di denc ci suñu kees bu tabaski jotee 15 jours ñu toj suñu kees kenn ku ci nekk jël li nga am yóbbu sa kër fajee jàppale sa borom kër jàppale say doom loolu lu am solo la ma di ko yaatal nag di ko yaatal ci Thiaroye Azur yëpp di wax ne juin la ñuy toj suñu kees incha allahu rabbi ñuy ñaan jigéen bu ci bëgg a dugg wala ku bëgg bokk boo paree nga ñëw ci ñun ñu inscrire la nga adhéré ñu bokk ñu def ko loo xamante ni lu rëy lay doon parce que nee na Olof Njaay nee na mbooloo mooy doole. monsieur le maire ñu ngi lay dalal ak jàmm problème yi ñu la wax bi nga ñëwee kër ak sama kër samedi bi dimanche waree nekk élection yi nga ñëw toog sama buntu kër yaa sëñ bu baax bii ma génn ba ñëw fekk la nga toog sama kër nga mujjee dugg man la yàlla na la yàlla may ndam suñu borom may la ndam kon bu ma jàkkaarloo waat ak yow nii du ma rus kontaan naa nag si ni nga ma wuy si waatee ni bu ma neexoon ma wax la nga ne dama chargé mais da nga ñëw wuy si ma kon kontaan naa si wuy si bi di la ñaanal yàlla nag yéen bi oyof tool si sa kaw problème mu Thiaroye Azur yi yàlla na yàlla def ne ki kay rek la yàlla na nekk si sa loxo ñu ngi lay ñaanal ñu ngi ñaan aussi lépp luñ fi wax yàlla na oyof ba nga fajal ñu ko parce que loo mënti sas nit te oyoful rek yàlla du ko faj dañuy ñaan yàlla na ko yàlla yombalal ba nga mun ñu ko fajal di gërëm sama bureau tamit sama bureau bi nga xamante ni démb ba 23h minuit ñi ngi liggéey pour rafetal bés bi yaay baayam aw ma sa fay suñu partenaire Coflex suñu partenaires yi nekk Espagne suñu partenaires yi nekk Italie yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant te yëpp c'est grâce à yaay baayam maak moom ñoo ànd mu jàppale ba ma def loolu kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di xaar financement yi mu ñëw ñu jàppale ñu liggéey bu am solo ci biir cité bi loolu la ñuy ñaan yàlla monsieur le sous-préfet maa ngi lay gërëm parce que bi ñu ñëwee da ngeen ñu dalal yaatal ñu recevoir ñu kon nag ñu ngi lay gërëm bu baax ak temps bi nga toog fii yëpp def ko te xam nañ ni amu leen jot suñu sëñ bi doon def léegi thème bu neex bi di ñu yee ci lu bëri ci kër yi maa ngi koy monsieur Niang maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm nag présidente GIE yi toog fii yëpp maa ngi leen di gërëm bu ma limee damay jooy Bintu Touré gërëm naa la bu baax a baax dakoro bi ma ñëwee sa kër danga maa ubbil ñëw wuy si ma kon maa ngi lay sant di la gërëm Astou Gaye sama chéri gërëm naa la sant naa la yow tamit si wuy si bi kon nag maa ngi kontaan su ma limee damay juum te su ma continuer voilà docteur Gora Niang formation yi financement ci fond vert ngeen dem ba am waxa voilà docteur Niang kon nag kon ni yaayu baayam wax rek ñu ngi lay xaar pour jàppale bi partenariat ñu ngi lay xaar nga jàppale ni As Ndaay sama chéri sama xarit lu ñu sos nga taxaw jàppale ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax Demba Faye gis nañ jàppale bi Lamine Fall gis nañ jàppale bi ak suñu jëkkër yi yëpp ndax su ma limee damay jum ndax ñoom ñëpp ñoo ñu jàppale kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant di gërëm waa koñ bi yëpp nag bàyyiwuma kenn parce que ñëpp ñu wuy si maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama mbokk yi nekk Tëngéej ñoom Mina ndax cellule bi dafa yaatu am na Mbaaw am na Tëngéej ak Jigo waa Jigo borom ndox bi mun jàppale maa ngi leen di gërëm di leen sant ndaxte li duuf ci cin bi yëpp xaw ma nag bi yëpp xajul ci biir cin bi kon nag maa ngi bàyyi micro bi keneen jël di sant di gërëm bu baax yàlla nañ koy def ay at yu bëree. fii ci Louga amoon na maire bu ñu doon wax Mañaa Faye daan wax jàmm bu amoon facture bala moo xool benn facture lijjanti ko moom ba pare monsieur le préfet loolu nuyoo rekk la waaye xam nga ni fii ku fi jël kàddu yow la njëkk a tudd jox la sa wàccuwaay jërëjëf xeeboo ñu jërëjëf yëg nga ñu jërëjëf taxaw nga ci suñuy mbir dend ak monsieur le maire ñu di ko door a fal am yaakaar ju rëy ci moom ndaxam ñëpp jàppale wuñ ko woon ba muy wut waaye fi mu nekk nii jàppale ni ñëpp ngi ci sa gannaaw ni la jàkk nag te dootuñu xef ndax nag dañoo bëgg rek nag nga matale ko doon maire mu mat sëkk di ndey lu ñu ñaawle nga nëbbal ñu ko luy njariñ nga génneel ñu ko doon maire bii nag di géej gi nga xam ne njariñ kese la moom it pétrole ak gaz ak jën ak ndox ak lu ne la cay njariñ mënu ma koo lim
sa ñun lu ñu tilim le sànni ko mbalit ak yeneen ak yeneen ak yeneen di ñu nëbbal yal na la yàlla jàppale oyofal yen bi yow la oyofal la yen bi lool nag ndax nag jëloolu ndaw caare yu géej nga laaj jox nañu la ko la tax nag nga sol sa dàll xam nga ni problème yi bari na fi lool tey nag day premier contact mënuñu fee nekk di leen limal suñ bëgg-bëgg yëpp xam nga ko fu loxo dul dem xel a fay dem duñ la ko wax yaa ñu gën a xam gox bi yàlla na la yàlla jàppale ba loolu wee garab daf dul may boppam ker monsieur le préfet suñu soxna yii toog nii jekk lool nuróole ma bëgg la xamal ni la li ñu nuróole weesu na ay yére dañoo nuróo jukko nuróo Pastef bokk ngor am jom am Pastef fonk seen ay borom kër man mii di wax maay seen borom kër daanaka di seen góoru mbootaay xam nga lu tax dañoo yënguwul ci lu ñàkk fayda luñ ni ñàpp rek njariñ rek la njub lal ko diine lal ko ak nag di géwél rek loo leen jox ñu yóbbu ngéwél ñoom noonu lañu toogee lekkuñu dara ci àll bi lu ñu am kër yee tax loolu moo waral lii kon ñii jom jënne woon ca jigéeni ndeer ya ba le 7 mars jotee 1820 ñu taal seen bopp ngir daw gàcce jom joojee nekk ca femme de Russie nekk ca femme États-Unis moo rogalaat ci yéen fees dell ci yéen fii ngeen toog ñun góor ñi ñoo fi waroon a toog yàlla xam na ko ndax ñun rek ngeen fi toogal ñun rek ngeen fi toogal ñu kontaan lool ci yéen amul kenn ku ci tàggoo di bàyyi sa nag 27 ans maa ngi fii association bu ñu fi woote rek rasulullahi maga ca Kiné Sarr mii moo fi njëkk a créé cellule muhajirina wal ansar ñu ni deeta waay madame Sarr mii ñëw am cellule yonent bi ñu ni déet Ndeye Njaay ngi nii am fondation Kër Rassoul ñii ñëw di GIE sopp na bi kon xanaa lépp yonent bi del na ci yonent bi loolu nag tekkiwul lenn lu dul ñu am diine ngi ñu am ngor ñu baax waaye nag sama soxna dafa ñëw ni ma yaay baayam de léegi moo ñu yor man ko jàpp leen sa ni ko jàkk sa tëw a xef kooku moo di yaay baayam kooku mooy développement yaay baay moomu mooy diine mooy ngor mooy fulla mooy fayda moo ci yàgg teg ci tànkam nag sa jógagu ji Adja xam naa sax soxla nga micro bi butéel bi du ma ko jolu damay capp rek ñii ñoo mel noo xam ni lu ma bëgg a wax ci ñoom dama koy xeeb sa sax nag jël kàddu jëm ci ñoom da ngay jaaxle ndax loo bëgg a wax. waaw ñun dañu soxla woon doon ut wër Caaroy dem seeti ñëpp suñu ko mënoon dañuy delluwaat Caaroy kër gu nekk ñu dugg fa wax ak yéen remercier leen delloo leen jukkal wante dafay nekk loo xamante ne lu ñuy jafe la moo tax mënuñu def rek occasion yi ñu profité ci remercier Caaroy yëpp parce que dañuy jàpp que ne tey ñun li nga xamante ne dañ koy incarné du parti politique du coalition mais dañuy incarné Caaroy yëpp
moo tax occasion bi ñu ngi remercier yéen ñëpp. ginnaaw loolu journée de la femme dañu jàpp que ne journée la boo xamante ni dañ ko war di célébrer chaque jour wante comme ni ma ko waxee ci benn jotaay démb journée de la femme 2022 dafa am une dimension symbolique parce que dafa tombé ak mardi maanaam talaata te nag Sénégal bu ñu waxee talaata xel yëpp dina dellu Nder loolu nag muy lu symbolique mais tey jotaay bi damay wax ne gis nañ fi ay jigéen ñu mel ni jigéenu Nder ndaxte seen taxawaay ci wàllu développement seen taxawaay ci wàllu kër yi seen taxawaay ci wàllu gox bi man de umpuma moo tax comme ni ma ko waxee woon ci campagne bi ñun de projet de société bi nga xamante ni dañ ko def ku ko xool ku ko gis di nga xamante ni jigéen am na ci place